asalaamaaleykum am internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla waaye di am mbégte jàkkaarwaat ak yéen ci émission mag bii di Dakar Buzz social ñëw nañ nag tey fii ci Thiès quartier bu naan Diamaguène seet si suñu benn frère waaye laataa loolu dañuy sant yàlla ci ni ngeen ni jàppale ci vidéo yi di jiital sant gi ñi ne ci réew mi fii di dund ak ñun émission bi di ci teg diaspora bi gis nañ ni ngeen di bàyyi xel émission bi di nuyuwaat suma rakk bopp muy Mohamed Amar maam jaara si la ak suma rakk bopp muy Xaadim Amar ak ñoom Girib Suko gars yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi tam ñoom di participer ci émission bi xéewal yi ngeen di yónnee yëpp gis nañu ko maam jaara gis nañu xéewal gi Mohamed gis nañu xéewal gi ak yéen ñëpp rek di ñaan ku ci feeñ yàlla boo nëbb joxoo leen ñu ko maladie ngeen koy jox ñu leen koy jox kon yàlla bi am seen fay yàlla na leen fay di gërëm Anta Sey itam depuis New York maam Astou di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel Dakar Buzz social di gërëm ki nga xam ne mooy maman Astou nekk ba Paris itam maa ngi ñaan yàlla fëgg sa bopp yëkkati la di gërëm ñëpp rek di gërëm jiili ñooñu nga xam ne ñooy Dakar Buzz social ànd taxaw ñu wéradi ñu ciy jëf liggéey bu am solo ñoom tam ndax ku santul nit du sant yàlla gis nañ ni ngeen di bàyyi xel plateforme boobu comme ni ñu koy defee rek jógaat nañ pour solution mën a am muy cas boo xam ne nag jalis la jalis bokk ci cas yi ma tourné ci semaine bi doon naa ne ji yëpp la mais feebar la nan ko jàppe ni comme ku si buru la rek nga war a faju loolu laay lancé ñu gën koo bàyyi xel waaye gën a état dugal loxoom ci jalise yi ndax métti na te boo xoolee lu cëpp ay xale lay dal bu njëkk ay mag la daan dal léegi ay xale lay dal lu cëpp moom laay koy tourneel mais nañ gën a bàyyi xel gën leen a dimbali laabri leen ba ñu mën a def seeni séance jalis te duñ ci am benn jafe-jafe ndax day metti nga war a def 3 séances ci semaine bi bu doole bariwul day metti léeg-léeg yëf yi day tagga témbi ba ki war a def 3 séances sax day dem mujj def benn ndax booy dem da am loo yóbbu te bu fekkee yoroo ko doo mën a dem di gën a ñaan Marième Faye Sall nag yaa ngi def lu baax ci maladie yaa ngi def lu baax ci réew mi ñu ngi lay gën a tàllal loxo di la ñaan nga yokk ko te xam ni lu baax loo def yëg nañu ko gis nañu ko yàlla mi am fay nag yàlla na la fay ak bonne volonté yi nga xam tam ñu ngi ciy jàpp te bëgg nañu tudd seen tur gis nañ liggéey bi yàlla moo tax ngeen def yàlla fay leen kon ma waxtaan ak ki nga xam ne moom mën naa ne frère la ci malade bi wala papa sax lay doon ndax cëru baay la ànd ak moom kii nan la tudd ak li ko daal kañ la moom frère maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax. tur bi nan la sëñ Fadel man Makodou Dieng laa tudd. Makodou malade bi nu mu tudd. moom Baye Serigne Dieng la sama frère la ñoo bokk ndey ak baay. tey jii li ko dal ban façon feebar la. waaw insuffisance rénale la parce que moom bi mu njëkkee def analyse yi dañu ko woon moom benn rein lay fonctionner et par la suite rein boobu noonu dafa amoon dafa amoon malformation léegi mu nekkoon di ci soox jeune la woon boo xam ni il était ambitieux daan liggéey maa ngi moom ñoo daan ànd di liggéey comme ni ma ko waxee sànq rek moom dafa nekk koo xam ni man jàppeewu ma ko maanaam raq jàppeewu ma ko frère dama ko jàppee comme sama doom parce que à bas âge la jël taf ma ci boppam tey bu fekkoon dafay def dara sax maanaam ñu ni ko bu ko def bu ci dëgëree bopp man su ma diggee su ma waxee rek day bàyyi muy cër boobu noonu boo xam ni dafa nekk ci moom mu nekkoon koo xam ne nag daan def lépp doon jouir de tous ses facultés tey mu xëy benn jour rek problème bi ni dal ko tout début nag ñu ngi ko doon gérer à notre manière avec l'appui de la famille et des autres xam nga ñu ciy jàpp biir famille bi parce que moom ci famille Cheikh Ibra la bokk sur Cheikh Ibra Fall la yaayam muy soxna Boussa Fall sëñ Cheikh Fall Baye bu góor mooy baayam sëñ Cheikh Fall Baye bu góor sëñ Modou Moustapha mooy baayam sëñ Modou Moustapha Cheikh Ibra mooy baayam mun naa ne moom moo nekk premier xalifa Cheikh Ibra waaw malgré que nekkul taaw Cheikh Ibra ndax sëñ Fallou Fall moo nekkoon taaw Cheikh Ibra mais sëñ Modou Moustapha mooy premier xalifa Cheikh Ibra waaw donc moom ndogal li dal ko fay bi yëpp ñu siy jàpp mais dafa toll à un moment donné dafa dem ba doole yi dañoo épuisé parce que moom dans les normes dafa waroon def 3 séances par semaine mais doole moo fa àggul sama rak bi ma bokkal ndey ak baay sama petit frère moo ko doon jël en charge fay bi lépp lu ñu am ñu def ko ci muy sëñ Chérif Assane Dieng moo ci doon jàpp di defal ko ay séances chaque semaine il dépensait
90 000 fois 2 180 000 par semaine. séance bi ñaata lay fay. séance bi 65 000 francs lay fay plus transport Dakar Thiès 20 000 francs ak li muy lekk ak yooyu noonu. léegi nag dafa dem ba benn instant boo xam ne nag instant bii nii feer bi dafa yegg ci stade boo xam ni séance yi dañ ko war a yokk te doole bi amu fi te ci kaw séance yooyu sax am na leen loo xam ne ñun di ay mbokkam taxaw nañ pour def ko parce que nee nañ am nañ possibilité may ko rein man je suis partant sama yaay elle est partante mais xam nga mère mag la te duñ jël risque di ko bàyyi muy def loolu noonu. Il y a d'autres membres de la famille ils sont aussi partants pour rien que rek pour may ko rein xam nga bu ñu amoon appui boo xam ni dina ko mën a jénne ñu may ko rein mu delluwaat ci li mu nekkoon delluwaat ci biir famille xam nga loolu dinañ ci dolli sant parce que sant yàlla rek moo ñu war ba niveau bii ñu toll. mais yow moom pare nga pour may ko rein. man pare naa personnellement pour may ko rein waaw. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen wax ji xale la moom ñaataat la. moom 25 ans. 25 ans la am. da doon jàng. non daa woon jàng nag parce que moom alxuraan la jàng bi mu noppee da doon liggéey man la daan àndal di liggéey ñu bokk ci CRBC construction lañ nekkoon mu fay liggéey nekkoon jeune bu dynamique rigoureux daan def bu kii ba daan liggéey bu baax basketteur la en même temps parce que ci mën naa ne ci entraînement basketam la ko affaire yi commencé daaneel. am na jabar. non amagul soxna de. jërëjëf amee internet yu Dakar Buzz dégg ngeen suñu waxtaan man ak moom ak frère am xale la 25 ans xale la dégg ngeen li mu ci wax lépp mais li ni njëkk a def mooy alxuraan jooju mu doon yëngu yàlla na ko barke alxuraan yëkkati yàlla na ko yàlla yëkkati frère am bi tam dégg ngeen li mu wax dégg ngeen pare na pour may ko rein nag Sénégal ku ne xam na ni pour ñu def fi loolu dafay xaw a metti ndax mooy néew fi il faut ñu jàppale leen ñu génn ma ci njëkk a woo ñi nga xam ne ñooy diaspora bi nga xam ne yéen kaa lu métti ngeen gérer ko kaa lu métti su ma koy dugal dinaa tiit mais bu ma leen xalaatee sama xel dal yéen diaspora bi di ci teg nag première dame yaa ngi def lu baax ci famille bi nga xam ne mooy Sénégal donte ma sunoo gisante mais xam naa ne yaa ngi suivre samay vidéo di jàpp ci malade yi ndax damay seeti malade mu ne ma Marème Faye Sall woo na ma dimbalee na ma nangam loolu yàlla moo tax nga koy def te yàlla dina la fay mais di gën a lancer un appel ci képp koo xam ne rek mën nga cee def te yàlla tax jeune la lu bari war ko mu war a fonder famille war a dund waaye boo wéerul day metti frère am pare na pour may ko rein kon li des mooy bonne volonté jàppale ko jàppale frère am ñu mën a génn pour mën a dem defi loolu xale la mu ñëwaat nekkaat ci li mu nekkoon ndax 3 fois lay daan def si semaine de séance day dem ba day metti ndax day metti ku ne xam ne booy def jëlis yaa ngi fay 65000 te bu doolee bariwul day metti waaye di sant yàlla ci plateforme boobu nga xam ne yéen a ngi koy bàyyi xel muy plateforme Dakar Buzz social muy 78 601 11 11 muy numéro boo xam ne nee naan képp kuy bàyyi xel émission bi rek muy 1000 francs muy téeméer loo fa yónnee ñun dinañ permettre bu ne seeti malade bi mu néew mu bari ñu jàppale ko ci ngir lu baax soo koy def yaa cee jiitu plateforme boobu nag gis nañ ni ngeen ko bàyyi xel ba tax na plateforme boobu dina ko dimbalee 65000 fayal ko séance dialyse te ni ñaan mu barkeel ndax Dakar Buzz du yam rek ci ñëw tourné yow émission wax ak yow bàyyi la dafay am lu mu dugal te kun ko mës a jox nag yàlla dimbali nañu ba malade bi woowaat na ma ne ma Fadel wax dëgg yàlla ni ñaa ngi may jàppale kon yàlla na ci bii bokk loolu buñ ko mënee nag yéen la bokkul nag ak numéro personnel bi nga xam ne mooy numéro frère am bi nga xam ne lu ko ci waay bëgg a yónnee ko fa te yàlla tax mais lii ñun suñu participation la tey ñaan yàlla def ci barke kon ñu jox ko 65000 li nga xam ne moom lay def séance bi ñu fayal ko séance su dialyse ndax dialyse 65000 la mun noo fay 3 fois dans la semaine bi waaye ñu fayal ko benn sax te ñaan mu barkeel kon jox ko 65000 yi.
Seydou Dakar Buzz jàppale na ko 65000 muy séance su dialyse loolu nag buñ ko mënee yéen la tey jii parce que doole bariwul te yaakaar naa ne faju ngeen yow ak say mbokk ak ñi ci jëwër a jàpp ñëpp jàpp nañ ci mais day metti tey jii dem nga ba daanaka li fi newoon néewatu fi parce que ku war a def 3 séances ci semaine bi wàññi ko parce que doole bariwul Dakar Buzz seet si na la ñaanal ko ndimbal pour solution mën ci am non seulement dimbalee leen 65000 yéege bi lan la. di kontaan rek ci wax jama waxoon laay delluwaat rek parce que sant moo ñu war ñuy dool di sant ci cant googu ne dañ ci jiital Dakar Buzz comme ni ma ko waxee woon rek dama ni Dakar Buzz moom waroon nañoo changer bi def ko Sénégal Buzz waaw parce que maanaam mi ngi dimbali ñi nga xam ni dañoo nekk ci ay jafe-jafe parce que dafa metti nit dem sonn nit ñëw yëkkati ko daal ni kii dafa sonn ba ñëpp mën cee teg seen loxo parce que yaakaar naa ni c'est l'union qui fait la force loolu la tubaab bi wax mi maanaam booloo moom mooy doole ni ngeen ñu jàppale nii yàlla ak sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall Lamp mi ñu yaakaar teg loxo ci seeni mbir mu jëm ca kanam ñi ngi jàpp na di ñaan képp ku koy jàppale rek na nga ko def ngir jëm maam Cheikh Ibrahima Fall mi maamam waaw parce que ñun gëmuñu leen lu dul maam Cheikh te suñu lépp ci maam Cheikh lañ ko wekk kon képp ku ciy jàpp rek jàppal ni sët Cheikh Ibrahima Fall ngay defal jàppal ni Cheikh Ibrahima Fall Lamp ngay defal ñu ngi ci woo Baye Fall yëpp di ci woo tamit nag autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii au niveau de Thiès Abdoul Mbaw Talla Silla bàyyiwuñ kenn tous les autorités nañ ñëw ñu jàpp ci parce que c'est un Thiessois la te xam nga dafa sonn parce que man des fois man daanaka lépp man maa koy def man maa koy sang man maa koy def lépp mais sama xol des fois dafay tooy parce que damay xam ne man li ma yàlla may ma mun a dem bakke samay occupation sans problème te kii nii moomu gënoon actif parce que wax naa la ko maa ngi moom ñoo doon ànd di liggéey su ma daan def 10 moom 20 lay def kon tey bu ñu demee ba toog moom mu toog mënatul waaw moo ngi toog di ko defal léppam danga xam ne yàlla rek ay karim kon ñu ngi dolliwaat santaat bu baax yéen waa Dakar Buzz ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax sëñ Abdou Fadel ñu ngi ñaan bu baax a baax a baax a baax fi nga bëgg a àgg ci sa dund ci sa liggéey yaa ko xam yàlla na suñu borom àggale ci lu gaaw yàlla def lépp loo yóotu rek yàlla def nga am ci loo xam ni surtout raw na kii sa njort waaw. ku ne Thiès tam xam ne am na international yi fi nekk yoo xam ne tam mën nañ ci dugal seen loxo ndax li ma naan bu mu yam sax Thiès képp ku ne ci àdduna bi di am yëg-yëg rek ñu ngi la ci yow mais doomu Thiès da cee raw ku ne Thiès gis ni am na international yi fi nekk te ñi ngi def lu baax aussi ñoom tam comme doomu Thiès la ñu ñaan leen njëkk. waaw di ci woo kii sportif Thiès yëpp bàyyiwuñ footballeur bàyyiwuñ basketteur bàyyiwuma sax góor gi si Dieng maa ngi moom bokk nañ terrain basket 2009 maa ngi moom basketoon doo nañ mais j'ai préféré suivre les études parce que mon père me disait souvent que les études sont prioritaires raison pour laquelle lorsque j'étais à Dakar j'ai totalement laissé le basket pour suivre les conseils de mon père qui me disait Makod les études sont prioritaires alhamdulilah moom fa mu toll tey ci niveau macha allah ñu ngi ko ci woo góor gi si Dieng di si woo Joandu l'international Ousmane Ndoye bàyyiwuñ kenn amul benn joueur boo xam ne bàyyiwuñ ko récemment j'ai eu la chance de côtoyer Ferdinand Coly moo ma yóbbaale parce que boobu dama doon gont moi je travaille dans l'autoroute du Sénégal moo ma yóbbu indi ma ba fi may liggéey on a fait des échanges di ko ci woo moom Ferdinand Coly di ci woo international yëpp El Hadj Ousseynou Diouf di ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn diaspora bi musiciens yi Youssou Ndour Wally Seck
bàyyiwun kenn, amul kenn koo xam ni bàyyi nañ la pour nga ñëw jàpp ko ngir jëm Cheikh Ibra. jërëjëf am internet yu Dakar Buzz dégg ngeen wax ji ndimbal la kenn ku ne na ci dugal loxoom kun ko mën a jëlal en charge génneel ni ko moo nu gënal ku ko mënul tam li la yàlla dénk muy sa wërsëg nga jël ci jox ko dana mën a permettre tam bu ñu bari defee loolu dana mën a def daal fatt dara ndax day def science yi mënul xaar di ci gërëm nag yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel Dakar Buzz social waaye di ci gërëm Demba bu nu mënee lii Demba la parce que ku sonn ci cas bi la woo na ma guddi woo ma bëccëg jàppee ko comme frère am kon Demba li ñu bëgg mooy yàlla may la ndam ci cas bi li nga bëgg mooy mu jóg daw nga ci guddi daw ci bëccëg yàlla mi tax ngay jëf nag yàlla na yàlla defal la ci ndam Demba di sama mbokku Pikine waa kon yow bu fekkee sonn nga ci cas bi rek daara ko ñoo bokk cas bi. Demba du ma ko ñaanal dama koy bàyyi ak suñu borom parce que maa ngi moom ñoo bokkoon di liggéey maanaam ñu bokk di liggéey mu nekk sama collègue boo xam ni dama daan bàyyi jël sama lépp bu ñu dikkee ni maa ngi moom ñoo bokkoon même équipe bu ñu daan liggéeyee dama ko daan bàyyi ak lépp mooy gérer bagage yëpp man su ma dikkee nee laay def toog des fois dañ daan toose daal ni ñaan ñi ñoom seen liggéey ñoom du ñu nelaw noonu lañ daan wooye parce que tellement que lépp li ñuy def ñun xol lañ ci daan def mu nekk un homme social un homme qui est ouvert keroog bi ma tax wooye téléphone dama ko envoyé message WhatsApp wax ko kaa bi mu ne ma xaaral automatiquement mu indil ma message bu positif daal ni ma gars yi dinañ fa ñëw nii ak nii ak nii lay demee mu ni ma man dinaa lijjanti fexe wut koo xam ne dina ñëw ba kii ñëw def kii bi kon kooku mënuñu koo ñaanal leen rek lañ lay wax bàyyi nañ laa Cheikh Ibrahima Fall Lamp bàyyi nañ laa ak borom daaru mi nga xam ne moom nga yaakaar maam Thierno bàyyi nañ laa ak sëñ Touba yàlla na sëñ Touba taxawu sa njaboot lépp li nga bëgg sa liggéey yoo yaa xam yàlla na la borom bi yombalal loolu ci lu mu gën a gaawee mu nekk koo xam ne ma nee naa koo xam ne du mer foo ko fekk day ree kaf ree man des fois damay jara sama wut connexion di xoolee UCTM xam nga mu nekk koo xam ni macha allah daal macha allah ñu ngi koy ñaanal bu baax sama yaay tamit xam naa ne mi ngi koy ñaanal bu baax xam naa après moom du ñaax dina am loo xam ne dina ko mën a wax ci moom kontaan nañ bu baax Demba. jërëjëf amee internet yu Dakar Buzz lii moo nekkoon seen émission Dakar Buzz social fii la ci Thiès sunu frère boo xam ne mi ngi tëdd amee dialyse war a def 3 fois séance dans la semaine bi war cee def 3 fois doole bariwul mu dem ba wàññi ko di ko def benn fa te ku ne xam ne dialyse boo ko war a def defoo ko day metti Dakar Buzz social ñëw la seet si ko dimbalee na ko nag fayal ko séance dialyse muy 65000 jëlee ko ci plateforme boobu di sant yàlla rek di leen gën a xamal ni daal tàllal nañ leen loxo képp koo xam ne daal jàpp nga ne boo defee lu baax yàlla moo lay fay ñu ngi lay tàllal loxo ci cas bi nga dimbali nu ci xam ne soxla na ko te bëgg na ko jàppale ku ñu ko mën a dimbali mu génn moo nu gënal ku mënul loolu tam fi sa doole yam mooy sa wërsëg nga jël ci jox ko soo ko yónnee ci numéro bi nga xam ne mooy numéro frère am di jot di leen ñaanal jàmm kon ma wax ak balaa ñaari baat rek ba xam dina ma mën a tontu xam naa ne métti na mais ma laaj ko ñaari baat après ñu door a tëj suñu vidéo. grand maa lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tudd Baye Serigne. Baye Serigne tey jii li bul jooy nanu sant yàlla te parce que solution mi ngi commencé am lan ngay wax ñi lay seetaan te bëgg la jàppale pour nga mën a génn situation yi. soo réew mooy metti. lan ngay wax ñi lay seetaan pour ñu jàppale pour nga mën a génn situation yi. loolu nañu jàppale rek. soo réew fi mu ne day metti soo digg ginnaaw gi lay jàpp day metti fi mu ne nii su jug su ma koy def day jàpp soo digg ginnaaw gi day métti bu baax. waaw maman maa ngi lay nuyu. waaw kay maa ngi lay fay. tur bi nan la. sama maam bi sax. yow yaay wayjuru kii tëdd. waaw. tey jii dialyse la amee. waaw dafa amee dialyse. lan lay jànkonteel guddi gi. waaw am na jamono yoo xam ne dama wax dëgg yàlla daaw nelaw ba asamaan set wuy tànki wuy biir bi daaw ñu nelaw
gone yi ñëw di jooyoo waa fi mu ne moom metti boobu moom wàññeeku na moom na mu daan kii barki démb dong lan ko jëlee régional ndax demoon na ba amatul deret waa régional wax dëgg yàlla jël nañ ko may nañ ko fa ñetti yoon jalis ba dafa génnaatoon nii waaw. léegi Dakar Buzz social seet si na ko jox ko 65000 fayal ko séance dialyse lan ngay wax bonne volonté yi lay seetaan ak Dakar Buzz. waaw xanaa di leen sant rek di leen gërëm waaw ndax moom xam naa ne moom dañuy def te yàlla tax rek waaw ndax sama doom ji bi ma waxee xaritam bi ngeen ànd ñëw waaw Demba muy ma kodd ngeen ànd ñëw wax dëgg yàlla maa ngi koy rafetlu maa ngi leen di sant bu baax waaw waa ci tabaski ga ba tey wax dëgg yàlla moom jalis bi ñetti yoon la ko doon def waaw sama doom bi ko daan fayal dem ba xam naa mu ni yaay ñaar dalaal yor fi mu ne dem ba xam nga benn ndax tabaski ga ak léegi moom yàgg na wax dëgg yàlla. def séance dialyse fan la koy defee. waaw mi ngi koy defee foofu ci fi jaar. en face université. waaw ICP foofu la koy defee waaw bi mu demee nag ba nga xam ne sonn na nag wax dëgg yàlla ci laa ni ki ko yor daal dimbali ma mu koy def altine ndax xaalis amatu te yoon woo dem mu jox la fukki junne juróom-ñett nga luyee taxi 20000 fay fukki junne ñett ak yi nga koy jëndal muy fukki junne juróom-ñett waaw nga bëgg koo def ñetti yoon waaw sama doom bi daal wax dëgg yàlla ak xaritam bi indi leen fi maa ngi leen di sant daal di leen sant ñëpp comme que da ngeen di def te yàlla tax waaw jërëjëf. jërëjëf mbokk yi kon ñu wàcce suñu kàddu foofu rek te ñaan ndimbal kenn ku ne dugal ci loxo lii moo nekkoon seen émission Dakar Buzz social ci micro bi Fadal bi ngeen tàmm di gis la ci cadre Seydou laa ci àndal jërë ngeen jëf.